Sénégal mbokki àdduna laay wax seen émission diaspora moo dellu si waat ak yéen ni ñu leen koy defalee altine bu nekk may am mbégte te xam naa ne c'est un bonheur partagé yéen ñi nga xam ne yéen a taamu di seetaan waxtu wi seen émission diaspora di doomu Sénégal di doomu Afrique fépp fu ngeen mën a nekk ci àdduna bi di béggee li nga xam ne moom moo di diaspora ginnaaw bi ñu nuyoo kenn ku nekk ci turam ak ci santam ñuy am mbégte di leen ko defal léegi nag vous avez remarqué que heure bi dafa wàcce bu baax ndax c'est tous les lundis à partir de 22h ci lañ leen di andil nee naa la lii dañ la ko jagleel pour que nga mën di wax li nga xam ne moom ngay dund moom la immigré yi di dund moom la ñu nekkee ci wàllu diaspora bi ba tax na nag bis bu set dinañ andi nag benn tomb fas yéene ko waxtaane tey jii nag ñuy dalal ñaari ndaw nee naa leen immigré tey jii ñaari ndaw la am muy seen émission diaspora kenn ki féete sama càmmoñ moom Canada la nekk plus précisément ñu fas yéene waxtaane tey li nga xam ne moom moo jëm ci wàllu njàngum étudiant ndax ñaare bu ñu waxee ne étudiant rek dem na ba am li nga xam ne moom moo di bagam pour génn dëkk bi sax day nekk problème nekk jafe-jafe bu ñu demee ba am inscription bu ñu àggee ba ci njàng ba ñu ci bëri dañuy mujj abandonné li nga xam ne moom moo di jàng bi jafe-jafe yooyu la ñuy fas yéene waxtaane ànd ceeg Mamadou Ndiaye nga xam ne njëkkee na Espagne léegi nag ma nga ca Canada la nekk di suivre benn branche boo xam ne génie mécanique lañ koy wax xam naa dinañ ko gën a ñaatal ci kanam tuuti waxtaan ak moom waxtaan ak mbokk sénégalais yi nga xam ne ñooy seetaan fépp fu ñu mën a nekk ci àdduna bi keneen ki moom c'est un habitué nee naa leen télévision Futurs Médias lay liggéey léegi moom moo di Xaadim mi nga xam ne moom moo nekk fële na ca Espagne wante Xaadim tey jii bu ñëwee tey li nga xam ne moom la ñu fas yéene waxtaane di beneen tomb bu am solo nga xam ne actualité la ndax nag listu sénégalais yi nga xam ne dañoo génn àdduna nekk na loo xam ne lu kilométrique la bu ñuy xool saa bu nekk nga dégg ne am na benn doomu sénégalais anam yi muy génnee àdduna day fekk ne dañ koy rey te rey bi nga xam ne moom lañ koy faral di rey souvent li nga xam ne moom moo ci topp day am impunité li nga xam ne moom moo ko waral loolu la ñu fas yéene indi tey mu am nag exemple bu récent boo xam ne ñu ngi koy jaal njabootam mu di kii di Ismaïla nga xam ne nag moo gaañoo fële ca Maroc fay mu nekk nag lu métti ci Sénégal yépp tey jii moom la ñu fas yéene indi waxtaane ko am na tam beneen sujet koo xam ne gaañu na bu yàggul dara bu mu ko doon cité damay dem tam ci Ndongo Mbaye nda fële ca États-Unis Atlanta la gaañoo yàggul dara bu ma ko doon lim tey jii du ñu fi jógee bis bu set doomu Sénégal bàyyi réewum dem ci réewu jàmbur uti waaye nag la nga xam ne moom moo ciy mujj mooy day fas yéene day faral di ñàkk bakkanam ci ay anam yoo xam ne yu doy waar la dañu ne diaspora mooy li nga xam ne mooy émission bi ñu leen indil ngir mën a waxtaane problème yi immigré yi di jànkonteel ngir mën a waxtaane seen ay jafe-jafe amaana xëy na saafara munu ci ñi nga xam ne nag ñoom ñoo di acteurs yi nee naa leen immigration ñaari facette la am léeg-léeg nga dem mu neex léeg-léeg nga dem mu naqari jafe-jafe yi ñuy jànkonteel tey mu nekk ñaari tomb yoo xam ne fas yéene nañ ko waxtaane ci seen émission may njëkkee nag ci ki nga xam ne moom moo di Xaadim dem nga def reportage boo xam ne bu am solo la dinañ ko gis ci kanam tuuti lépp mënuñu koo wane waaye dinañ ci ñëwaat nga fàttaliwaat doomu sénégalais yi nga xam ne ñoom ñooy seetaan ki génnoon àdduna ca fan yële passé rek fële ca Espagne fi nga xam ne fa nga nekk Xaadim ma bàyyi la nga nuyoo d'abord. waaw Kebs gannaaw mu ñu sant yàlla julli si yonent bi sant suñu ñaari waajur di leen ñaanal tamit suuf sedd si seen kaw amiin di la nuyu di nuyu sa invité di nuyu àdduna bi yëpp waaw di wax ne rek doomu sénégalais bi ñu rayoon mu ngi tudd Maguette Fall doon dund fële ca Almeria waaw moom ñu ngi ko rey en février Maguette Fall ca Almeria ci kanam tuuti am na jàngat bu am solo boo xam ne Xaadim jël na caméra am dem def ko ñu andi ko jagleel ko ki nga xam ne moom moo di téléspectateur Futurs Médias delluwaat na ci yoon bi ay mbokkam ay xaritam am lu leen métti lool ñu waxtaane ko léegi dinañ ko seetaan ci kanam tuuti ñu ñëw nag ci ki nga xam ne moom moo di Mamadou yow it nga nekk fële ca Canada di fa jàng nekk étudiant yi di jànkoonteeg ay jafe-jafe yu méttee métti. waaw Kebs avant tout di la nuyu. di nuyu sa auditeurs yëpp. di nuyu tous les Sénégalais de la diaspora aussi. di ñëw ci thème bi nga ma invité tey muy jàngu étudiants yi quoi. retour aux études ci étudiants yi quoi. parce que mu nekk loo xamante ne bi souvent étudiants yi. dañuy am pré-inscription et tout. dem war a jàngi. mais peut-être bien problème financier. dina leen dab wala dara duñu mën a yegg ci université yi. par force dañuy retourner dem ci dëkku yenn dëkk yi comme Espagne Italie. et consorts. et genre topp ci yenn yi. ba jàng bi leen yëkkati woon duñ ci mën a retourner waat quoi.
donc loolu mooy thème bi nga xamante ne bii. bëggoon naa ñu dinañ ci gën a xuus ci kanam tuuti ndax kenn ku nekk rek am nga mbokk wala étudiant boo xam ne dem na la nga xam ne moom moo ko yëkkati woon mu dem ba ca biir ay jafe-jafe dab ko mu daal di mujj bàyyi li nga xam ne moom moo di jàng bi jublu ci leneen moom moo fi andi tey ki nga xam ne moom moo di Mamadou nekk fële ca Canada. laataa ñuy sori nag dañuy dem seetaani éléments yi nga xam ne andi nañ ko ngir waxtaan bi gën a yemb may fàttali mbokku téléspectateurs yi ne leen mën ngeen a dugg participer ci kanam tuuti dinañ leen tegal numéro bi ndax diaspora seen diaspora la ñu dem seetaani éléments yi waaye ñu ngi may signaler ne des na tuuti am na tam micro trottoir boo xam ne defal nañ leen ko lépp ci sujet bu brûlant bi nga xam ne nekk na sujet d'actualité bis bu set ñu dégg ne doomu sénégalais rey nañ ko. Xaadim rey yu bëri yooyu sa gis-gis selon yow lan la. waaw man sama gis-gis selon man bëf pour man bëf ñàkk taxawu la rek quoi tu vois. parce que bu ma la nee Maguette Fall d'après enquête bi ñu jot a def ci moom. moom 2006 la demoon. 2006 la demoon Espagne. donc ñu rey ko en mois de février bii ñu génn. donc moom problème am du woon lenn. problème am mooy policiers yi arrêté nañ ko di ko contrôler. contrôler papier yu demee noonu. amul woon papier mais moom comme que mu ngi doon jàng langue espagnole école bi mu nekkoon mu génnee papier bi ko école boobu jox. comme wane ne moom mu ngi jàng espagnol quoi mais amagul papier bu war a tax mu dund ci dëkk bi. donc si loolu noonu la ko policier bëggoon jàpp mu daw. si la ko waa këram gëj a gisee. donc mu nekk loo xam ne nii tamit bëf dafa doy war quoi ba pare dafa am benn manque taxawu bu ci nekk. xamaa nga parce que mooy lu ñu wax rek quoi tout le temps ñu gis benn sénégalais bu ñu rey. anam boo xam ne nii yow doo comprendre mais du am benn suivi. waaw te dañuy faral di xalaat naan bu ñu waxee ñu ne sénégalais yi souvent est-ce que du ñoo xamante ne par exemple dañuy dem dugg ci yenn yi moom moo tax ray bi di mën a di am. bien sûr pour que ñu joxoñ affaire bi rek. non mais c'est-à-dire loolu day am. loolu moom ku waxal yàlla rek xam ne loolu am na sénégalais yoo xam ne ni ñoom tamit ñoom ñoo dugg fu ñu warul dugg mais du ñëpp. comprendre nga léegi ñi nga xam ne tamit man xam naa sénégalais ñamewul. sénégalais bu xasee ba dem extérieur. ñamewuñu dugg waaw dañuy éviter yu bari sax tu vois. tentation yi bëri na tu vois drogue baa ngi foofu xam nga yeneen ak yeneen yoo xam ne mënuñu ko wax ñu ngi foofu mais ñoom dañuy moytu quand même. man loolu man yàlla laay waxal du ma ne kenn yàllaa ngi nii tamit te gisuma ko. du dëgg donc ñoom ñëpp la majeure partie boobu mën naa ne à 90% xam nga. pour ne pas exagérer dañuy moytu dugguñu ci yu bari mais nag bu fekkee dañu dem dëkk yoo xam ne ay dëkk nit yu weex lañ comprendre nga suñu taxawu ñun en tant que ay sénégalais suñu autorité duñu jóg ci di ko wax taxawuñ ñu nit ñu war a taxawee ñame ñu keps dafay yomb mu mel ne loolu moo nekk rek li nga xam ne mooy attaque bi li ñu andi ci waxtaan bi ñu fas yéene fësal tey ci seen émission diaspora keneen ki nga xam ne moom moo gaañu bu yàggul mu di Ismaïla Faye ca Maroc moom dañ ne dafa demoon pour ziyaare ji wante tamit bakkanam daal di fay des ñi ngi koy jàll di jàll mbokku sénégalais yi nga xam ne yëpp génn nañu àdduna ndax itam kooku moom d'après dogguma la d'après li ma si jot a dégg il paraît si bus la woon xam nga ñoom seen bus day am numéro ku nekk ak sa place comme avion rek ku nekk ak sa place donc moom mu toogoon place u keneen tu vois yooyu noonu moom mooy indi problème bi mu toogoon place u keneen kooku ñëw ne ko tu vois xam nga loolu dafa yomb quoi fii sama place la jotee am ñu rey ko tu vois doy na waar mu nekk ay métit lépp ci biir diaspora waaye mu mel ne nag ki nga xam ne moom moo ko def loolu jot nañ ko teg loxo ñu ñaan yàlla loolu lañ ci bëgg ndax ku wàcc sart yi bakkan dafa foor rey doomu aadama li nga xam ne moom moo ci war a topp rek autorité marocaine yi foog naa ne def nañ ko te loolu la ñu bëgg mu am ci dëkk yëpp du ñu def nag lu dul dem seetaani élément bi nga xam ne suñu xarit Xaadim nga xam ne nee naa la léegi Futurs Médias la nekk moom moo dem defi ko waaye ñu ngi may signaler ne am na lu des Patrick nag xaw ma lu xew tey léegi nag Patrick séeréer la kon li ñuy def mooy ñu dem seetaani micro trottoir bi nga xam ne am na ci biir seen émission diaspora dellu si waat ci waxtaan bi ànd ak Xaadim ak Mamadou ngir seen émission diaspora ñu dem ñëwaat. dañ la bëgg a laaj rek sénégalais yi bis bu set ñu dégg ne rey nañ benn sénégalais ba bu ci mujj bi Ismaïla Faye mi ñu rey Maroc te souvent bu ñu leen reyee ba pare du mujj fenn daal te bëri na lool ñu bëggoon en tant que sénégalais nga wax ñu sa gis-gis ak lan lañ ci war a def. maanaam loolu moom maanaam parce que képp koo xam ne da ngay jóg di wuti boo sañoon képp koo xam ne da ngay jóg di wuti boo sañoon da ngay ñaan yàlla fa ngay dem da ngay xool la nga xam si ni moom na réew ma soxla. ngay jéem a dox ci yooyu situation parce que am réew it mën nga fa dem ci xamoo réew mi seeni mbir nan la tëddee
su ko defee yow it mën nga def ci condition yoo xam si ni ña nga fekk ci réew ma xëy na loolu doon intéressé ba tax na lu mel noonu su amee boo demee si réew maanaam da ngay xool nit ñi ni ñuy dund rek nga jéem a doxee noonu waaw ginnaaw yàlla nag xam nga tukki moom kenn ku nekk da nga ko bëgg te boo sañoon nit boo tukkee faaw nga dellusiwaat waaye jàmm moom demam la xam waaye xamul ñëwam waaw ndax parce que am na ñoo xam ne yàlla suñu borom mooy def ba ngay génn voyage waaye parce que saa boo demee yàlla day defit sa bakkan ci àll bi la war a des waaw yu mel noonu moom dëgg yàlla waaw. waaye sénégalais yi di gaañu xam nga nit bu fekkente ne gaañu bu naturel la waaye koo xam ne dañ laa rey bi heure bu ne ñu rey sénégalais te du mujj fenn enquête yaag yu demee noonu loolu nan nga ko gisee. waaw maanaam beneen bi ci des mooy lan maanaam sénégalais yi ci boppam xam nga réew moo dem rek réew ma nga dem ba réew ba sénégalais dem man rey ko fa am na ku fa jóge ñëw ci sénégalais yi est-ce que da ngay xool ñun Sénégal boo ko xool ci benn côté am na lu bari loo xam si ni ñun ñàkk gëm suñu bopp moo tax feneen fu ñu dem loolu dañuy daal di dal ñàkk gëm suñu bopp gi mooy lan fi mu ni tey sénégalais ñun ñi nga xam ñun ñoo nekk si réew mi tey bu ñu jëloon benn kii rek ñun après dañ koy teg si réew mi sart boo xam dañu lii moom lañ teg ci réew mi pour sénégalais yi maanaam ñun ñi nga xam ñun ñoo dëkk ci réew mi loolu nekk suñu arrangement ñun ñoo njëkk taxaw daal ni lii bu ñu ko defee duñu arrangé te loolu du tax am réew dem am réew bala mu jaar aw yoon faaw mu métti te fi mu tey da nga koy xool rek dama ci exemple da nga koy xool ci autoroute péage bi comme nit ñi comme tey ñu ne bu kenn jaar ci suuf ba avant ñu koy ubbi ñu taxaw wax ko ci rajo ak ci télé ñëpp dégg ko te ba léegi gis nga kenn mënul tee rek nit ñi faaw ñu jaar ci suuf maanaam Sénégal ci boppam njubari gi seen dara la nekk kenn mënu si dara moo tax fu ñu dem rek dañ ko fay daal di jéem a yóbbu te am na ñoo xam ne ñëpp ñoo mën a accepté loolu. man de li ma ci xam mooy ñu wax ak gouvernement bi rek ndax loo gis ku nekk inauguré bu nekk gouvernement ma ko yor gouvernement bi buñ fa amee ambassade ñu seet ambassade yi seet seen liggéey bu fekkee ñu ngi koy doxal ñu taxaw ca buñ ca doxul ñu président bi xam ko wax ak ñoom ñu doxal seen liggéey ndax àddina daa gudd tànk te sénégalais bu wuuti boo amee da nga koy indi Sénégal kon nag dem fa ñëw fa ñu def la yenn yi rafetul waaw loolu daal moom ci li ma ci xam la. maa ngi lay gërëm bu baax a baax. Sénégal yi kenn mënu leen te voyager fii au Sénégal aussi da nga fiy gis yeneen nationalité yoo xam ne ni dëkkuñu fi mais day ñëw émigré fii boo nekkee si réewu jàmbur am na sart yoo xam ne boo ko doxalee yàlla mën na laa musal man mii émigré laa woon def naa si àll bi presque 20 ans waaye sama liggéey laa mos di toppatoo te su ma réeree tëdd du ma dugg si lu ñuy tere du ma def lu ñu may tere loolu boo ko defee te xam la la fa yóbbu xam la nga bëgg yàlla mën na laa musal mais am na noo xam ne aussi boo ko doxalee si réewu jàmbur am na risque yoo xam ne boo ko jëlee loolu sa fekk aussi yow la waaye nag waruñu seetaan aussi ñuy rey doomu sénégalais yi si àll bi te kenn du réagir war nañoo yëngal ba nga xam ne ñun ñi kat fonk nañu suñuy doom yi génn si biti pour bu ëllëgee ku leen nar a indil problème daañu xam ne ñi kat seen waa réew ku leen laal ñu xosi la wasalaam. jërëjëf kontaan naa torop. loolu la mën nga xam mooy affaire bi doy na waar parce que mooy daante doole ñu rey la loolu métti na ak dimbali président bi xam ne moo yàlla def na moo jiite di dimbali ñu nekk ci àll bi pour leen aar parce que yooyu yëpp ñàkk sécurité la moo dañuy rey ci àll bi di ne loolu moo waral loolu bon nag man président bi muy Macky Sall da dimbali ci ñooñu di leen jéem di leen saytu di leen xool di gëstu leen di leen xam fu nekk ak ci lu ñu toogee bu ko defee rek jaamu ne ñooy ñoom tamit di dem ba seen xel day dal waa xam ne boo nekk ci réewu jaamu te amoo fa aar bon loolu yëpp moo ko waral loolu nga wax ni moo waral loolu bu loolu bu ko dimbale ne président xam mooy président réew mi Macky Sall nañu dimbali si loolu ñu xam ne suñu mbokk yi nekk ci àll bi mu dimbali leen aar di leen def loolu daal laa ci xam mu laa ci wax dëgg asalaam. en fait que waaw loolu moom dañ ci war a jóg franchement parler parce que loolu mi ngi ça commence di bari daal waaw instant bi moom dañ ci war a jóg parce que dimbali sénégalais yi parce que ñun ñu jugee fii pour dem daani doole si c'était sax mënoon nañoo toog fii au lieu que ñi dem di daani doole ñi leen di rey si seen i gannaaw parents ma loolu tamit neexul te du mujj fenn en général à chaque fois léegi commencé naa bari daal il faut ñu jug ci daal loolu mooy sama xalaat. kontaan merci. parce que bakkan tamit daa fort de rey nit rek xamoo njabootam nu dañoo yaakaar ci moom bu yaakaarul ci moom boo reyee nit ki bu ñu demee si yoon kay war na mën a teg ci yoon def enquête bi ba jàpp la teg la ci yoon waaye jàpp nit rek rey ko moom doy na waar de ak waaw doy na xam nga bakkan dafa fort bakkan mënoo ko jënd
kenn xamul njëgam da ngaa xam njëgu bakkan yow ah man it xaw ma ko keneen xaw ma ko ah nañu topp loolu boog ba mu jeex topp enquête ba mu jeex tàkk de mooy jàmm ji de sinon bu ñu rey kaso bu fees na de yàlla mënu jàpp nit ñi tëj rek mais nag leen dafa am de soxna si bu ñu defoon ku rey ñu rey def ko ñaari yoon ñetti yoon kenn dootul rey. niñ ko waxee dañuy fexe mu équilibré ndax micro trottoir moom da ngay dajeek mooy avis wu sénégalais bi kenn ku nekk daal di joxe sa xalaat ci li nga xam ne moom moo di rey yu tar yi am ci suñu doomu réew yi nga xam ne dañoo tukki les avis sont partagés Khadim. waaw les avis sont partagés loolu dëgg la xanaa rek di souligner li góor gi wax quoi. paa bi ne def na xam nga 20 ans si waaw 20 ans d'émigration. waaw moom mu wax tam point bu am solo. moom moo lay wan ne. li waral lii nii yëpp ñàkk taxawu kese la quoi du leneen c'est-à-dire moom mooy li mu wax rek bu fekkoon am nañ taxawu bi ci war balaa kenn di ñu laal dinañ ko seetaan. xam naa du ñàkk taxawu bi autorité compétente yi ñu ngi déglu di seetaan. te comme ñàkk bakkan yi tar na ci anam yoo xam ne demeewul noonu du ñàkk ñu daal di ciy jóg. ma bàyyi la nga wax sa avis aussi nga réagir ci reportage yi nga xam ne moom lañ doon seetaan en tant que immigré. ok Kebs ñun yàlla def na tamit ñu def Espagne comme Modou avant ñuy dem Canada mais xam nga Kebs boo bàyyee sa réew dem réew jàmbur di nga dégg loo bëggul di nga gis loo bëggul xam nga mais muñ rek mais nag muñ am na limite parce que succession de meurtres yi am là y a problème je pense que autorités yi war nañu réagir aussi quoi parce que récemment j'ai parlé avec des gens fi ma doon stager Kosovo yu nekkoon Maroc di fa jànge di ma wax problème yi ñuy am en tant que étudiant marocain foofu noonu quoi j'avais un ami aussi bu nekkoon Tunisie problème yi ñuy am parce que nekk ci di dox ci mbedd ñu naan la ay gira comme singe ak yooyu noonu kooku boo ko toppee ngeen xeex tu as vu mu jam la nga dee wala mu andi groupe ñu attaqué la nga dee tu as vu gouvernement am nëppal loolu corps diplomatique bi kenn du réagir gars yi ni ñu fay dundee metti na muy Espagne muy feneen ak ci am mu nekk loo xam ne sujet bu am solo la may fàttali mbokk yi seetaan tey rek li ñuy waxtaane mooy doomu sénégalais yi nga xam ne dañ li dem uti ñu leen di rey ci ay anam yoo xam ne doy na waar moom la ñuy waxtaane tey mu mel ne am na benn téléspectateur bu nekk ci ligne bi du ñu def lu dul jël ko daal di continuer li nga xam ne moom moo di waxtaan bi allo. allo salaamaaleykum. maaleykum salaam. allo. waaw ñu ngi lay nuyu. waaw sëñ bi na nga tudd foo ñuy woowee. maa ngi wootee Gabon Omar. ana waa Gabon ñu ngi lay nuyu di la dalal bu baax ci émission diaspora di nuyu waa Gabon yëpp. waaw ñëpp a ngi ci jàmm alhamdulilah. waaw yow rek la ñuy déglu. waaw bon comme sama mbokk yi léegi ban travail là. Bon, j'ai vécu beaucoup de pays comme la France, États-Unis ak Gabon. Bon, man daal problème bi daal li ñu bëgg a participer moom daal vraiment daal suñu autorité avec suñu gouvernement yi bon moo ñuy joxul yenn yi quoi c'est-à-dire que ils ont pas au temps de respect quoi. Parce que boo nekkee ci àll bi par exemple ñu nekk France. boo amee problème boo demee ci ambassade bi nekk moi j'ai un problème wala dina soxla benn papier boo xam ne immigration bi ñu jàng ko bon pour ambassade bi nga gis ko problème la pour mu jox la papier bi problème mais kooku bu déggee tey nañu benn Sénégalais est-ce que kooku dina gën ci am sax dina dem xool bon man daal pour man daal ci la gis daal ambassadeurs yi ñu nekk ci France wala ñu nekk ci yeneen yi ils sont pas là pour le Sénégal, ils sont là pour autre chose parce que man daal loolu laa gis sama problème parce que normalement boo demee da ngay gis Algérie wala beneen pays yoo xam ne su ñu amee problème ñoom mën nañu ñëw ci benn ñu ñëw ci France ñuy jékki-jékki rek xam nga ñu am benn problème papier ñu dem ci seen ambassade am ci boppam moo leen recevoir mu jox leen papier bi ñu soxla. mais Sénégal exactement boo amee problème papier boo demee ci niveau du Sénégal mais da ngaa soxla papier bi pour nga am ko problème la wala da ngay ñëw ci ambassade Sénégal wala ci fekk en France boo ko laajee tey nee na la boo ñëwee ci ambassade bi boo ñëwee ci biti ngay taxaw bu ñii Sénégalais ci biti
ñëw dugg mais ça c'est pas normal. Gabon fii yëpp benn loolu feneen Sénégal fu mu taxaw man daal li ma bëggoon wax mooy daal gouvernement bi na taxaw ci loolu défendre Sénégalais yi ñi nekk ci biir c'est-à-dire ñi nekk ci diaspora bi. parce que ñun daal bu ñu nekk ci lu ñu mën a am Sénégal ñu léegi foofu la ñuy gan foofu la ñuy am. ñi ngi koy remercier moom mi wootee Gabon muy wax loo xam ne lu am solo la ndax yaakaar naa ne bu fekkente ne population Sénégal 4 millions foog naa bu ma juumulee ñoom ñoo dem nekk di dund bitim réew tey tamit li nga xam ne moom la ñuy dugal ci réew mi ci wàllu économie buñ koy xayma ci wàllu xaalis foog naa ne kenn ëppalewu leen kon ñu mel noonu war nañ leen am kaaraange parce que maa ngi dégg aussi ñu ne bi nga xamante ne bi kii génn na àdduna Ismaël dañu amoon problème pour rapatriement corps yi dafa nekk loo xam ne problème lay doon souvent dañu gis ne association yi ñoom ñooy cotiser des fois wala ñu gis ni je pense que ñiy dugal xaalis bu toll noonu war nañu mën a am fonds boo xam ne dañ leen ko allouer pour que ku ci génn àdduna ñaanuñu ko yàlla ñu war laa mën a rapatrier te yàlla na fi yi daal di gaaw a jeex daal ba benn doomu sénégalais dootul génn te ñu am cëslaay fi nga xam ne fa la ñu nekk ñu jël beneen téléspectateur bi allo allo. allo. waaw salaamaaleykum. sëñ bi noo tudd ak foo ñuy woowee allo mu mel ne dina dikkaat léegi nii Khadim comme ni ma ko waxee léegi rek association yi dañuy faral di cotiser par exemple bu ñu nee néew kenn génn na àdduna rey nañ ko dëkk bi àdduna bi fi nga xam ne fa la ñuy nekk day nekk ci crise ba nga xam ne ay 4000 euros moo leen di war a yóbboog yu demee noonu loolu xaalis la bu fekkee Espagne di nga gis ay ñu lay laaj 6000 euros pour nit bu dee parce que des fois di nga gis koor yi ñuy xaar waa Sénégal fii di xaar koor mu def ay 2 semaines wala plus ñu yaakaar ne côté ay affaire administration la fekk du loolu fekk question de xaalis la xaalis moom mooy léegi da ngay gis man mës na ma dal quoi mës nañ nekk foofu am benn femme bu fa décédé ñun suñu bopp ñun ñoo doon dugg si jàq yi di dugg si naar yi def genre quête yooyu noonu pour mën ko indi parce que yooyu noonu tamit pour man xam nga war na am benn ndimbal boo xam ne nii si côté gouvernement bi parce que du chaque jour 500 Sénégalais ñoo été à l'extérieur tu vois donc pour man Sénégal lu ñu ñàkk war nañ au moins am lu ñu ci jàppale pour chaque néew bu gaañu foofu noonu ñu mën la indi te mu gën a oyofee quoi. te ñi ngi participer bu baax ci économie dëkk bi. ñu ñëw ci wàllu li nga xam ne moom moo di étudiant Mamadou. tey jii problème bi nga xamante ne dañ koy am waaye ma jël téléspectateur bi nekk en ligne ba pare allo allo. salaamaaleykum. sëñ bi noo tudd ak foo ñuy woowee allo allo. waaw mu mel ne xaw na am tuuti jafe-jafe waaye ñu ngi koy xaarandi def leen ni moom woote leen dugg ci émission bi li nga xam ne moom moo di étudiant fii lay commencé am jafe-jafe maanaam wàllu inscription yeeg yu demee noonu obtention visa bi bu demee ba àgg tamit day bëgg a jàng yi dafa seer ba tey mbirum koom-koom la ñuy wax soo demee ba ci biir peut-être bourse du jote wala nga dem ba ci biir am ay jafe-jafe yoo xam ne day tax nga bàyyi yoon wala taxoon a jóg muy bàyyi jàng yow li ngay prôné mooy que retour aux études pour que étudiants yi mën a dellu di jàngi. ok d'accord Kebs mais avant tout doomu mbaal ma intervenir tuuti di Khadim wax. tey maa boole ñaari sujet yu am benn kii bu ndaw. dafa am benn anecdote bi ñu nekkee Espagne bu ñu doon wax dafa amoon suñu benn waay bu tuddoon Multada Multada bu nit wàññeekoo danga koy gis ci kër yi mu koy ñaanal ñu dem a dem ba boo dee liggéey bu diis wala boo dee def lu metti ñu ne la léegi Multada ñaanal la pour wane ne ku dee Europe dañ lay ketal te ket boobu mën nañ koo fexe wut ay fonds yoo xam ne ku dee ñu yóbbu ko par les assurances ou bien aussi j'avais parlé avec des copains récemment appel entrante yi ñuy wax naan gouvernement da koy teg ci taxes yeeg yooyu mais mënoon nañ ko bàyyi ñu teg ko mais quand même ñu def ci am solo pour moodu yi comme lu mel noonu wala leneen ak leneen récemment sénégalais yi tase nañ def nañ benn forum aux États-Unis quoi am na point yu bëri yu ñu soulever tu as vu la rencontre des États-Unis dogguma la mu du waaye comme ñoom ñi toog di seetaan ñooy borom émission bi ñu jël leen daal di dellu si waat ci waxtaan bi allo. salaamaaleykum. maaleykum salaam sëñ bi noo tudd. man maa ngi tudd Matar Samb. waaw Matar ñu ngi lay nuyu di la dalal ak jàmm.
ñu ngi doon lay ziar wér nag soxna. foo ñuy woowee Matar. Mali. Mali ñu ngi nuyu waa Mali yëpp. ñu ngi lay delloo ziar bi. waaw yow rek la ñuy déglu Matar. maanaam émission bi dafa am solo lool li nga def nii tey. ndax Sénégal yi nekk étranger ñu di bari ñu ngi sonn lool. te maanaam daanaka duñ gis kenn ku leen dimbale. même fii ñu nekk nii ci Mali. même boo ñëw ci yoon yi da ngay fay bay bëgg a dee te am jooytu nañ ko te amul kenn ku ñu ciy dimbale. maanaam loolu nii Sénégal maanaam ci boppam moo yaatal boppam. du Sénégal boo fi nekk étranger bu fi nekk ba benn problème mais étranger yi nekk Sénégal yi nekk à l'étranger dañuy sonn lool. maanaam fi loolu la même yoon yi dañu ci sonn lool da ngay fay ba sonn wala ko di jànkuwanteeg ay jafe-jafe même biir dëkk bi sax dañ di jànkuwanteeg ay jafe-jafe boo xam boo koy jooytu. lan ngay liggéey doguma la lan ngay liggéey. man tailleur laay liggéey fii ci dëkk bi. lan. tailleur. lan la tailleur maanaam yan jafe-jafe ngeen di faral di gën a am li ngeen di fay lan lañ leen di fay loo noonu. maanaam ci yoon yi boo doon ñëw ci yoon yi fi mu toll nii. boo poste police yi nekk ci yoon yi boo amee carte d'identité da ngay fay boo amee pièce da ngay fay lépp da ngay fay parce que boo xasee dugg territoire Mali da ngay problème dañ nga fi ci biir capitale bi sax dañ fiy fay. c'est vrai waaw ba ci biir capitale bi dañ fiy fay. waaw te amul kenn koo xam ne ñu mën si parce que Mali yi bu jógee Mali. ba mu ngi jógee Sénégal amul benn dërëm bu ñuy fay. te lu mat 6 postes dañ koy fay. xam nga ne loolu nit la te amul benn foo ko jooytoo maanaam même da ngay bëgg ay këyit sax mu di la jafe waaw. xam naa nag ñi nga xam ne ñooy seetaan rek te ñu teg leen fi pour loolu dinañ bàyyi xel ci li nga xam ne moom la wax léegi moom mi ñu woowee foofu ca Mali ndax nee na dañ leen di fay loolu nekk te bu ñuy dugg fi ñoom fay gi daanaka du doon noonu loolu mooy ittey émission bi moo ko waral woote leen wax li nga xam ne moom ngeen di dund yéen ñi nga xam ne yéen a nekk ci àdduna bi di doomu Sénégalais di doomu Afrique ndax diaspora bi Afrique yépp la ngeen mën a dugg ci émission bi waxtaan ñu andi fi nag ñoo xam ne vivre nañu expérience li nga xam ne moom moo di dem tukki dem uti moo xam ci fànn bu nekk waaye yow naka nga passé de Modou à dem ne da ngay def étude Modou gi dafa doxul. non doxoon na waaye ñëpp xam nañ ni léegi doxul ak crise bi. léegi nga viré ko ci njàng doxatul waaw mais quand même je me rappelle bien 2004 bi ma doon dem. sama objectif yëpp lan la woon am moyen pour ñëw liggéey si ñibbi si liggéey si. ou bien dem wuti xam-xam ñibbi si quoi j'avais deux choix ci loolu noonu quoi. donc yàlla def bi ñu demee ba 2010 bi. ñu commencé war a délocaliser société bu doon liggéey Espagne DHL. je m'étais dit que ni il faut que ma wut moyen jéem a dugg ci programme immigration Canada beeg yooyu noonu quoi jéem a xool côté yooyu noonu quoi. bi ñu perte tamit tooguma parce que dama doon def ni gars yi def jël fourgonnette def ci ay bagages yooyu yàpp ci ba mu fees ñëw Sénégal jaay fourgonnette yi daal di delluwaat def navette boobu quoi. le temps que sama solution la de pour ñuy seetaan. waaw def naa boobu tamit. le temps que sama kii di génn visa di génn ak yooyu noonu pour Canada quoi yàlla def mu sotti mais bi ma demee Canada automatiquement dama waxoon ne nu mu tudd fi mu nekk nii moom naa. wut xam-xam rek ñibbi comme que yàlla mayoon na ma def ay études ba commencé woon liggéey fii tamit quoi. mais waa bàyyi ma jël téléspectateur bi nekk en ligne mi ngi incité allo. allo salaamaaleykum. allo. allo. waaw. allo salaamaaleykum soxna si na nga def. maaleykum salaam maa ngi leen di nuyu yéen ñi toog ci plateau bi. ñi ngi lay fay bu baax noo tudd ak foo ñuy woowee. maa ngi tudd Rama Eno maa ngi woote Strasbourg Ramata ñu ngi lay nuyu di kontaan ci sa woote di nuyu waa Strasbourg yëpp. ñu ngi lay fay. ba dama bëggoon participer ci émission bi en fait parce que comme ni nga ko waxee. émigré yi nekk bitim réew. man pour man de ma part personnelle pour man dañ leen a joxul benn cër. parce que autorité yi bu élection di waaj a jóg. ngay gis kenn koo xam ne moo fi toogal gouvernement mu leer na la kii la. bu affaire élection amul wala soxlawuñ dara duñ dugg ci biir nit ñi baa ñu jéem a nemmeeku sax immigré yi barki Dembo Ndiaye matul 6 mois benn xale sénégalais lañ fi rey Strasbourg bi fan Strasbourg mujjul fenn ñaari xale yu doon xeex te dalay leer ne bu doon beneen nationalité kon ñoom di nga leen gis ñoom ci au moins ci mbedd bi même bu dul histoire wala dara di nga leen gis ci mbedd bi ñoom wane seen naqar mais sénégalais yi dañu booloowul aussi parce que boo nekk bitim réew loolu mën nañu wax ni
ku xas ba génn àdduna dañuy jéem a dimbali mais fii da nga fiy gis sénégalais yu sonn mais yaakaar nañ ne buñ la dimbalee xëy na la ngay investir Sénégal yaa koy ëppale yow ci nekk fii di la dimbali doy na war ñoom loolu la ñuy xool bëgguñu kenn koo xam ne romb na leen mais xol yi dañ ko war a boole ñun ñu nekk immigré yi fii booloo au moins association yi da ngay gis fii man association bi ma fi gis mu continuer mooy association étudiants yi mais beneen association boo fi taxawal 6 mois lay durer dootoo dégg association loolu de rafetlu loolu dootoo ko dégg ray bi nag ba man je pense que sénégalais yi daal lañu yàpp te sénégalais yi tamit xëy na ñoom ñoo teg seen bopp li tax buñ fi rayee sénégalais wala dara am man du ma jug keneen du jug parce que dama naan bu keneen génnul man bu ma génnee am problème te bu ñu booloo woon xëy na loolu yëpp du ci am man de loolu sama xalaatu bopp. kontaan nañ xalaat bi rafet na Ramata Strasbourg boobu nga nekk ñi ngi fay nuyu nag ki ñuy wax Nafi nga xam ne nag demoon naa fa daaw mu nekk dëkk boo xam ne dëkk bu am solo ay nit ñu baax ñoo fa nekk lii la ñu soxla yéen a moom émission bi nga xam ne nag di ngeen mën a dugg mu mel ne wax na point boo xam ne point wu am solo la maanaam mooy booloo bi ak rafetal xol yi nekk na loo xam ne parce que nee na association yi bu ñu booloo woon dinañ gën a mën a am doole te xam ne doomu Sénégal fu ñu mën a ne ci àdduna bi dañoo war a booloo doon benn dëgg la waa association yi mais tamit keps et association yi aussi lu bëri lu koy yàq xam nga tey mën nañu ne dañuy teg benn association kenn ku nekk par exemple participer mais comme luy am fii rek quoi mën nga ñëw di participer jëkk saa ñu daw ak sa xaalis yooyu moom mooy li koy tas xam nga dañ koy wax quoi yooyu moom mooy li koy tas comprendre nga tey bu la leeree ne sa xaalis bii nga koy dugal dara leeru si wala boog dugal nga sa xaalis ñu nax la benn yoon ñaar yoon keps dootoo bokkati waaw mu mel ne nag te mënuñoo def association yi xaalis bi daal moo koy jiite mun nañ def association rek def mu bañ a am ay fonds ak yooyu. non fi may waxee nii moom mooy comme li nga doon wax ñu jël dogguma la ñu jël téléspectateur bi nekk en ligne allo. allo allo. bonsoir bonsoir. oui je vous appelle depuis Guinée équatoriale. Guinée équatoriale vous vous appelez comment. Amidou. Amidou, vous nous appelez de la Guinée équatoriale. Oui, vous êtes sénégalais? Oui, je suis sénégalais. Je suis sénégalais de Matam. Nous vous écoutons. Oui. Allez-y, exprimez-vous dans la langue que vous préférez. On vous écoute. dem na moom wootee Guinée équatoriale muy wane rek ne diaspora ñëpp a ngi koy seetaan te dañ ciy kontaan yéen a ko moom seen émission la ñu ñëw ci wàllu li nga xam ne moom moo di lan moo tax étudiants yi bu ñu demee ba ci biir yan solution moo war a mën a am ndax li la tax a jóg muy étude yi boo demee ba ci biir nga bàyyi ko tamit liggéey parce que tamit étude ay xaalis la dafa métti tamit des fois xam nga damay jël exemple rek ci ni ne Amérique boo demee Amérique ne da ngay jàng dem ba ci yàgg boo léttee bopp bi ñu xaaj ko ci digg bi borom salon beeg yow kii jël nga jël bu yàggee dañu teg études yi fële loolu mooy problème bi nag bi nga xam ne moom moo am waaye xam nga système yi tamit duñu benn parce que système américain bi ak système européen peut-être bien duñu benn quoi parce que système américain bi tu es obligé de payer tes études toi-même ak nu mu demee tu as vu à partir de 18 ans après gouvernement day désengagé wu après autonome il faut nga fay ko autonome quoi tu as vu et puis c'est cher les études là-bas c'est trop cher ñun Canada moo gën a yomb Canada dafa cher ouais ñun dañu am pré bourse bu retour aux études le benn programme bu gouvernement bi établir moo tax ñu mën a dem sinon on n'a pas les moyens qui peuvent nous payer ça mais problème bi keps ñëpp xam nañ ni mu demee parce que le plus souvent gars yi dem dañuy monter dossier rek quoi tu as vu tu as des parents ñu abal le compte defal le compte sa xaalis kii defal la lii kii defal la lii nga taqale ba dem mais montant bi la école bi di laaj en général nit ñi duñ ko am avant ñuy dem quoi donc ça veut dire que yow automatiquement xam nga ne boo demee doo yegg sax ci université bi quoi tu as vu mais problème bi mooy solution mën na am parce que li tax man ma proposé loon kii boobu noonu j'ai vu le cas d'un de mes amis et ça m'a fait mal très mal tu as vu parce que jàng na dem na université mosta cartouché am na licence am na léppam loolu moo ko dal mu am préinscription Belgique mais demul école ba mais jusqu'à présent mi ngi Almeria ci tool yi di liggéey
mais et puis avant moi c'était en 2002 qu'il est parti donc je m'étais dit qu'un gars comme ça c'est une grosse perte Espagne ba mu doon neex la waroon na mën a liggéey am benn capitalam eggali jàngam quoi. mu nekk point bu am solo boo xam ne moom la Mamadou soulevé ñu jël beneen téléspectateur bi nekk en ligne loolu moom c'est dommage. très dommage. allo. allo. waaw salaamaaleykum. salaamaaleykum. soxna si noo tudd ak foo ñuy woowee. man Amy Mbaye laa tudd dëkk Toulouse. naka. Amy Mbaye laa tudd dëkk Toulouse. waaw yaa ngi dëkk Toulouse. ñu ngi lay nuyu di la dalal ak jàmm. Toulouse laa nekk. waaw ñu ngi lay déglu di nuyu bu baax. ñu ngi lay fay bu baax kontaan nañ ci sa woote. di rafetlu émission bi. di leen xamal ne leen lii ngeen di def. ñun ñëpp ñu ngi leen di gërëm di leen sant. ndax ñun ngeen fi toogal te yéen ay exemplaire ngeen. li xale bi wax léegi laay diggal. ñun fii dañ fi toog. Sénégal tax ñoo jóg. daw ngir dimbali ñi ñu tane. mais dañ fiy jànkoonteeg loo xam ne dafa doy waar. te nit ñi seen bopp ñoo yéenantewul jàmm li xale bi wax laay diggal di ko dimbali. su nit ñi yéenante woon jàmm. jàppoo bu baax a baax. foo dem nag di nga fa gis ñu baax gis fa ñu bon. dëgg la. dina am ñoo xam ne dañuy jànkoontele fii ay coono yoo xam ne kenn mënu la koo wax. ci inauguration bi ñu nekk. te nag wax dëgg yàlla gouvernement bi war nañ ñu yëpp di jàppale baax a baax. ñun ñu jàppale sunu bopp gouvernement bi di ñu jàppale. ndax fii da nga ci gis ay xale étudiants yu sonn. ñëw di jàng ba pare di daan seen doole. liggéey ci Toulouse gi ma ne laa wax. nekk ñu dara di bon. tey jii booy wut lu baax da ngay dugg fii ci daayira yi Toulouse. xale yee lay jàngal alxuraan boo jàngul woon Sénégal. man mag ñi nga xam ne am naa 60 ans et quelques. di jàppoo def l'islam bi di daw. mais nag gouvernement bi jàppal li mu wax laay dëggal man bureau de vote Toulouse bi maa fi toogal Macky Sall. ñu bari ku bëggul woon a wote sax wote nga ngir nit dina am loo ko ruse ndax fa ko yàlla teg ca dëkk ba mu ne. mais nag léeg-léeg mu metti ba dañuy yuuxu te duñu gis ko ñu jàppale. gouvernement bi nañ di jàppale xam fi ñëw di jàng. jàppale mag ñëw di liggéey. suñ ñu jàppale woon tuuti rek dina am lu ñu ruse dina am lu ñu ragale. ñun ñii fi nekk nit ñu baax ngi fi. mais am na ñoo xam ne ñooy sonal seen bokk ñu ñëw fii di immigré. ndax fii nit loolu si nit tane rek daf la koy wan ñaare. di nga gis nag ñaare nga bëgg a sonn ay doomu aadama dina dimbali. mais xale lu góor bee demoon Espagne. toppatoo affaire u dee yi maa ngi koy gërëm. dee yu mel nii nag bu amatee na ci état bi jóg. di dimbali nit ñi. ndax fii coono yi bari la léegi. nit di nga bëgg a dimbali sa moroom mais sa bopp ngay tal. ndax bàyyi njaboot Sénégal bu gënee na dimbali. bëgg a jàppale sa bopp jàppale fii lu bari gouvernement bi mën nañu cee jàppale. ndax saa yu watee bëgg a jot ku nekk dinañ la yebal pour nga jéem a jóg jàppale leen. ñi leen di jàppale nag nañ ñu jàppale. yéen baal maa maa ngi leen di gërëm di leen sant di rafetlu seen émission. ñi ngi lay gërëm di la sant bu baax di nuyu waa Toulouse yëpp mu mel ne am na lu daw yaram lu mu wax mooy nañ leen di ruus di am koo xam ne dañ leen koy ruusee di leen ko ragale et que vraiment war nañ ci bàyyi xel bu baax et je pense que ñi nga xam ne ñoom ñooy seetaan dina dal ci seen nopp ba ñu saafara jàmbati ba benn doomu sénégalais moo xam muy étudiant moo xam ku jug dem di daani dooleem ku mu mën a doon boo taxawee ne sénégalais nga rek faagaagal la wala rey la dootul yomb wala dana am leneen loo xam ne dana ci topp moom mooy njëriñu émission bi le ñu àggali li nga xam ne moom moo di waxtaan bi wante Patrick dafa mel ne dañu war a dem xooli nag li nga xam ne moom moo di élément bi nga xam ne moom la suñu xarit Xaadim demoon defi ci ki nga xam ne moom moo génn àdduna beneen doomu sénégalais leenaa leen liste bi gudd na torop te yàlla na fi yem daal ñu dem seetaan ko daal di dellu siwaat ak yéen ci seen émission Diaspora. waaw Maguette Fall moom dafa nekkoon nit koo xamante ni nit ku baaxoon la nit ku amoon yar la nit ku amoon diine la ndax maa ngi moom dëkk nañ dafa ma joxoon cër boo xam ne dafa dem ba daaw ma woy sama tur papa la ma daan wax
bis ba ma demee ba dégg lii jooy naa jooy yoo xamante ni du ma ko nettali kenn ndax xam naa ni ñàkk naa koo xam ne dootuma ko am ba keroog may dee te nekkoon na ku respecté nit fu mu gis mag dana ko yërëm bu fekkee dafa am lu koy dimbali dana ko dimbali. waaw salaamaaleykum man la Matar Fall waaw Maguette Fall nag moom nit ku baax la nit ku nga xam ne ku ne jooy na ko muy tubaab bi di nit ku ñuul bi ndaxte nit ki dina la jege lool waaye balaa mu laa metti dëgg-dëgg rek mu sori la. nit ku baaxoon la ku yëgoon nit la ndax man mii di wax ak yow ñoo doon bokk benn néeg chaque jour bu ñu xëen lu baax rek la may conseillé di ma digal lu baax demam nag metti nañu torop fi mu toll nii mënuma wax ndax sama xol dafa jeex. waaw. ku ci nekk rek li nga yéene sa morom loolu nga yéene keneen ki moom nag daf ñu raw ndaxte man mii di wax de giñ naa ko ci Cheikh Fall man moo ma gën fuuf ndaxte nit ku nga xam ne la sama we sax dabu ko fu ma gis rek jëwriñ la may woowee te wallaahi azim moo ma gën ñaar fukki junni yoon. mën a seere ci moom depuis bi ñu ko xamee ba léegi xale bu yaru la bu fonk liggéeyam nga xam ne bii ne maanaam ñun de li ñuy xam ci moom ku yaru la ku fonk liggéeyam depuis bi ñu ko xamee ba léegi mu nekk ak ñun diir bi mu nekkee ak ñun xamuñ ko lenn lu dul yar ak teggin. wante ni ñun ñàkk nañ ko wante ni dootuñu ko am parce que bu ñu xalaatee jamono bi ñu fi nekk ñun ñëpp Maguette Fall bëggul kenn mer sempre li mu bëgg mooy ñun ñëpp ñuy nekk ci jàmm di dund ak moom lu rafet mu taxaw nu tamit taxawante ni yaakaar naa ni man boog li ma yaakaar man sama àdduna nit dootuñu taxawoo noonu. téere la boo ko doon wax fii tey ba suba du jeex xamoon na ni nit ku baax la nit ku oyof la te ñàkk nañ koo xam ne dootuñ ko amati ba ilaa yawmi diini dem bi metti nañ torop mais mënuñ ci dara ndax kul nafsin rek saa yaxatul mawti. nekk na nag moom lu jege juróomi ati yàlla mu lañ suddóor sama doom ma suñu xuloo ma suñu xeex musuma ko fi àtte billaahi wallaahi taalaahi Maguette Fall musuma ko fi àtte xuloo fi xeexu fi Maguette Fall toxul Maguette Fall naanul lii laa xam ci moom. bi mu demee ba Sénégal ay suñu famille dañ tiit parce que ñoom tamit xamuñu woon kuy Maguette biñ koy suul Touba dañ tiit parce que Serigne moo jógee Touba ba Dakar dem suuli ko Touba mbooloo mi stop dëj ba ñi fa ñëw ya papaam dafa tiit oo ma téléphone ni ma fara ñi ñëpp yaa leen yónni wala ñi ñëpp seen ay xarit la ma ni ko déedéet mun ma daf fi ñëw ay akasa sàmb ay tubaab jóge Espagne dem fa ay bagages yoo xam te ne bul comprendre daaw booy bi ñu fi rey Roqueta sénégalais la 2007 anamu yàllaa ko dogal danga ko rey tubaab moo jël rey ko Maguette dem na suba keneen moo siy toppaat parce que affaire yi dafa xaw yomb chaque année ñu rey benn sénégalais après mu niil chaque année ñu rey benn sénégalais après rek mu niil dëgg la. mu nekkoon Maguette Fall foofu ca Almeria ki nga xam ne mooy Xaadim moo demoon nag defi reportage bi nga xam ne c'est poignant aussi métti na torop Xaadim ñu bàyyi la nga wax ci tuuti rek sànni ci kàddu. waaw kii ay xaritam lañ ay frère am lañ waaw kii ngay gis moom mujjee wax ni moom mooy Fara Fall. moom rakku Maguette Fall la. bon peut-être mënuñu teg élément yëpp quoi mais. dinañ ci ñëwaat waaw moom aussi xam nga wax na wax bu am solo boo xam ne nii moom peut-être jàllul fii muy loo xam ne taxawaayu consul la woon foofu. consul bu Sénégal. donc moom mii jour bi nga xam ne moom tamit amul papier quoi. mais jour bi nga xam ne nii si la ñu découvrir ne Maguette Fall rey nañ ko. moom si boppam dem na yóbbu ay papier Maguette Fall pour jox ko consul fekk boobu consul bi mu ngi si police. muy police bi quoi. donc bi mu ko yóbboo moom si boppam ñu jàpp ko. waaw moom si boppam. ñu jàpp ko tëj ko. et pourtant ñoom ñoo ko woo pour mu indi ay papier wu Maguette Fall. pour ñu mën a indi néew bi. lu tax ñu tëj ko. waaw mais parce que amul papier te ñoom ñoo ko woolu te biñ ko tamit il faut ñu souligner benn affaire aussi biñ ko tëjee dañ ko yóbbuwaat encore si kanamu consul. parce que tamit affaire yi duñ ko yërëm quoi tu vois. si kanamu consul moom si boppam mu laaj consul léegi lii mooy lan ñu ngi rey sama frère. ngeen laaj ma ay papier ma indi ko ñu téye ma mu ne consul ne ko seen liggéey la ñuy def. xam nga loolu tamit xam nga. dafa nekk benn affaire boo xam ne tamit. dafa doy waat trop keps tu vois parce que dafa yomb trop te consul ñoom aussi jour boobu noonu
ba ni ñuy dellu see Maguette fii ñoom ñu ngi woo consul mais mënuñu ko jot du décrocher téléphone am donc il a fallu que ay tubaab seen bopp ñoom seen xaritu tubaab ñu ngi woon si reportage bi. c'est pas xam ñoo xam ne ñoom ñoo si jàpp di def ubbi benn compte di si jàpp ba xaalis yi mat ñu indi ko donc xam amul benn taxawaayu sénégalais boo xam ne nii mën nañ ne autorité sénégalaise la boo xam ne moom moo si dugal loxoom ba néewu Maguette Fall mën a yegg si. mu mel ne mooy li ñu doon waxtaane sànq rek ma bàyyi la nga réagir par rapport à ce qu'il vient de dire. waaw Kebs boo xoolee nit ñi intervention bi ñu bëri li ñuy wax moom mooy nañu gouvernement bi aidé nañu gouvernement bi aidé mais ndimbal la cay fekk loxoy borom femme bi nekk Strasbourg wax na lu important. xam nga sénégalais diaspora bi dañoo boolewul ba pare boolewuñ ñoom seen bopp parce que peut-être bien que ni essayé woon nañ wala def nañ loo xamante ne bi rafet na lool mais fañ ko defee peut-être pour man du foofu quoi moom mooy rencontre bi ñu def aux États-Unis forum bi am pour les Sénégalais de la diaspora bi amoon États-Unis boo xoolee ni ñu ko tërale woon association boobu noonu c'était bien fait bien structuré mais fañ ko defee du foofu dañ ko waroon ñëw defee fii Sénégal su ko defee ñi nga xamante ne bi amuñu visa pour dem États-Unis nekk ay moodu mën ci bokk ñëpp bokk ci def ko lu mel ne Grand Théâtre ou bien CICES ñëpp xool doole moodu yi parce que man mënuma concevoir que ni bu ñu nee moodu yi dañuy dugal quelque chose comme 600 milliards dans les caisses de l'État c'est de l'argent neuf dans les caisses de l'État et puis au retour état bi jaayul dara est-ce que comprendre nga même bu dul moteur de développement c'est très important pour le développement d'un pays. Absolument. L'immigration. Donc je pense qu'il est temps que état bi jéem a xool nu muy jàppale moodu yi ñu am structure ñu mën a booloo loolu lañ leen laaj ñu jéem leen jàpp pour ñu mën a booloo nekk benn. tu as vu su ko defee ñu def fi benn forum bu ngand à Dakar ñëpp xam moodu yi ñii lañ bu ñu amatee problème. frère Maguette Fall boobu noonu du dem di intervenir mais association moodu yi nañ mën a dem intervenir. Tu as vu parce que quoi qu'on dise gouvernement ñemewul mbooloo keneen ñemewul mbooloo. et puis yaa ngi ma doon expliquer sax ne après amoon na ay manifestations. yu am solo yoo xamante ne amoon na fa yu violent parce que ñoom li indi manifestation bi ñoom xam nga Kebs tey ku xam ndox. xam lu may wax. c'est-à-dire nit mënul dee fii duggee fii ci ndox mi ñu ne ci ndox mi fii la duggee fii la deewee 12 jours après mu génn à 20 mètres c'est que c'est impossible. booy yi seen bopp ñi nga gis nii ci reportage bi ñoom ñoo doon manifesté wu parce que dem nañ ci police bi fekk fa ay yëre Maguette Fall yi mu soloon jour bi ñu koy gëj a gis lan moo ko yóbbu ci police bi Fara Fall bii nga gis muy wax léegi moom ci boppam moom moo ne ki fi indi yëre yi xam na fi Maguette Fall nekk fekk boobu ñoom def nañ 12 jours di ko seet di dugg ci àll beeg di dugg fu nekk mais mënuñu am benn trace ba un beau jour ñëw fekk Maguette Fall ci tefes sol ay yeneen yëre yoo xam ne nekkul yu mu soloon comme mu leer na dañ ko def li nga ko def ba pare solo ko ay yeneen yëre jël yëre yi bu la yàlla naree weer rek am na foo xamee yàlla moom mooy intervenir bakkan dafa li gis loo boy yi yëre Maguette Fall foofu noonu te tamit ñu ngi may signaler ne yëre mi ñoom démb rek demaat nañ foofu ci police bi di waxu yëre yi pour récupérer yëre Maguette Fall ñu ne leen yëre yi lakk nañ ko donc affaire bi lan la quoi c'est-à-dire xam nga doo comprendre quoi benn instant saa loolu noonu moom mooy ñàkk taxaw yaa ngi wax léegi ne am na benn taxaw boo xam ne bu ñu ko amoon nekkul Fara Fall moom mooy dem ci police bi bay intervenir ni non loolu nga wax léegi mais léegi bu amul lu muy def waaw il le faut ndax frère am bu amul il faut mu def ko dara dafa fort dëgg la ñu jël téléspectateur bi nekk en ligne allo allo asalaamaaleykum maaleykum salaam sëñ bi noo tudd ak foo ñuy woowee man laay laa tudd maa ngi wootee Mali. Mali waaw ñu ngi lay nuyu laay di la dalal ak jàmm. waaw dama bëggoon indi benn contribution rek parce que damay suivre émission bi nii à part de Bamako. waaye yow rek la ñuy déglu laay. waaw parce que li waa ji waxoon sànq. waaw li waa ji waxoon ci yoon wi dañu am problème. loolu mooy dëgg. te de yiy wax Maroc Mali lay mujjee. parce que da ngay ñëw ci yoon bi encadré téye la ak say pièces laaj la 1000 francs par force boo ko joxul mu saaga la ba xataal la. sëñ bi amul complexe. baal ñu tuuti rek nga xaw a wàññi télé bi bu baax a baax nga déglu ci téléphone bi nga waxee ci téléphone bi.
ndax dégg bi gën a mën a yem ndax li ngay wax dafa am solo. waaw parce que soo ñëwee bu ñu taxee ci buntu kaar bi. soo dee malien dañ la delloo sa carte d'identité mais boo dee Sénégal dañ koy récupérer yóbbu ko ci poste bi ñoo ne la 1000 francs nga ne aw ma 1000 francs ñu ne la merde taxawal fële kon nag bis Sénégalais dina réagir dese moo fa kon ñu ne déjà li xew Maroc ak yooyu mooy xew Mali parce que mënul fi dañ autorité seetu ñu wax lu koy dindi buñ ko bëggee xam nag dañuy jël bus yi dugg ñëw Mali simple civil comme tout le monde ñu gis li ñuy def Sénégalais yi waaw dimbalewuñu ci sincèrement waaw contribution par waa dafa mu woote woon moo tax mooy woote pour confirmer dëgg la d'accord yéen a ko moom mu wootee Mali mu mel ne li ki woote woon Bamako di dénoncer sànq rek moom lay dénoncer nee naa leen autorité compétente yi ñi ngi déglu sénégalais yi nekk ci àdduna bi ñoom ñëpp ñi ngi déglu ak di seetaan li ñu bëgg rek saafara mbir mi nee naa leen bëggatuñu dégg benn doomu Sénégal gaay rey nañ ko ci àll bi ci anam yoo xamante ne doy na war lool bëggatuñu dégg tam benn jafe-jafe wala benn coono boo xam ne doomu sénégalais dem na uti ngir indiwaat ko ci dëkkam di ko daj moo sabab émission diaspora bi ba tax na woote leen dugg participer yéen a moom émission bi joxe seen xalaat ci émission bi la juste Kebs pour revenir ci benn point parce que yaakaar naa Khadim am na ci kii boo xamante ne bi dañoo xawute gis-gis li ma bëgg a wax mooy sénégalais yi bu fekkoon ne am nañ benn association bu dëgër ñu am ay nit fu nekk association bi nu mu tudd am ay représentants fu nekk Maguette Fall bu génnee àdduna frère am dem police ñooñ nañ ànd ak ginnaawam ànd ak moom dem police su ko defee ñu ne kat sénégalais yi mobilisé wu nañ tu as vu ñu ngi def au moins benn geste pour récupérer xool fu Maguette Fall nekk bu ko gouvernement bi deful ñoom ñoo ko war a def mais bu ñu ko deful ci cadre boobu laay waxee mais je pense que ni képp ku mu doon tamit même boo amul kayit sa mag réer tu as vu am nga sañ-sañu dem police laajte fu mu nekk souvent dañuy faral di wax naan dañuy gis pub yeeg yu demee noonu mu mel ne Canada immigration bi moom dañu soxla main d'œuvre parce que chaque fois ñu gis ne dañuy encourager di favoriser pour que nit ñi di dem Canada loolu utewul gis-gis ndax loolu dëgg mën nga ko confirmer si bien sûr am na parce que moi j'ai vu pas mal de gens téléspectateur ngi ci ligne bi doguma la waaye jël ko ba pare allo waa papa Maguette Fall la allo. allo. waaw salaamaaleykum. salaamaaleykum. ñu ngi lay nuyu bu baax papa. salaamaaleykum. waaw maaleykum salaam. allo. waaw allo. maa ngi nuyu bu baax. waaw ñu ngi lay fay bu baax kooku mooy papa yi Maguette Fall. Massayer Fall. waaw yow rek la ñuy déglu papa. waaw. waa ñu ngi lay dégg bu baax yaa ngi ci télé bi yaa ngi en direct allo. waaw man la papa Maguette Fall. waa yow rek la ñuy déglu ñu ngi lay masawu tout d'abord di la bàyyi nag nga participer ci émission bi ndax tey boo gisee. waaw allo. boo gisee tey thème bi ñuy waxtaane mooy rek sa doom ji nga xam ne dañ koo faat foofule ca Almeria te Xaadim mii dem defi reportage bi andi ko ñu bëggoon rek nga xam sa gis-gis ci li nga xam ne moom mooy lii sa doom anam yi mu génnee àdduna ak ban yëg-yëg nga ci am ak naka nga koy dundee. waaw. allo. waaw xanaa di ko métti lu rek. ak dem naqar. am naka bu baax a baax a baax. waaye soxna si. gouvernement Sénégal na def seen liggéey. parce que tey bu ñu rayoon benn tubaab fii Macky Sall am problème waaw kon nag ma jàpp Sénégal yi foog dañuy rey rek du dikk dara. loolu ñaaw na trop ambassade bi Mbaye Maguette Fall ba mu ñëwee dafa dugg tubaab yi si biir lu ma 30 minutes génn rek ni leen dee na quoi dee na yóbbu leen ko noonu rek waaw nu wax mu dugg oto dem yoonam
léegi waaw waaw kooku nag Xaadim moom toog noonu Xaadim moom toog di wax noonu Xaadim waaw. xam na Maguette Fall bu baax. xam na Maguette Fall bu baax. moom koy témoignage yëpp rafet na nit ñëpp. Maguette Fall. ñu jàppale Macky Sall foofu si élection yi. si Espagne. waaw loolu mooy première moom xale boobu bokkoon na ci. woo na ma fi woo yaayam te leen ki ngeen jàppale nu ko ñun alawaat noo jàppale mu leen jàppale leen Macky Sall. waaw. wallaahi. jërëjëf góor gi ñu ngi rafet bu ñu demee ba def ko nii nga def. mujj fenn ah. waaw lii ñaaw na trop trop. man nag ci ku ma kenn ku may Macky Sall nga def liggéeyam. ñu ngi koy jaajëfal bu baax may am yaakaar ne li nga xam ne moom mooy jàmbatam dina saafarawu ak Maguette Fall yàlla na suuf oyof ci kawam ak mboolem koo xam ne rek doomu sénégalais nga bu demoon daani sa doole li lu ñaaw daal di la cay fekk ñu rey la yàlla na fi jeex yàlla na fi jóge mu nekkoon papaam nag nga xam ne moom moo doon intervenir wax loo xam ne lu daw yaram la lu métti la tamit te am naa yaakaar rek ne autorité compétente yi dinañ ci jóg ba mën a saafara lii nga naam sax doom ji mënut a dellu si ndax kii dem moom dem na ba pare wante ñu defal leen waaw au moins yi nii mu arrêté quoi parce que nit tamit fu la dee fekk ala ku la mënoo si dara di nga dee mais aussi dee boo xamee ni tout le temps loxo moo koy causé xam nga te du am benn suivi yooyu la ñuy wax dafa yomb trop mu nekk lu métti yi nga xam ne bëgg nañ mu jóge fii moo sabab émission bi le comme niñ leen koy defalee mbokk yi seetaan nee naa leen altine bu jot ngeen bu 22h jotee ngeen mën a taal seetaan li nga xam ne moom moo di seen émission diaspora moom la leen groupe Futurs Médias jagleel ngir yéen ñi nga xam ne yéen a nekk ci diaspora bi di ko seetaan Mamadou ma ñëw rek maa ngi la doon waxtaanee sànq di la wax lan nga xalaat ni war naa mën a wàññi le fait que xale yi bu ñu demee il faut ñu am xaalis bu ñu fayee bu ñu gisee xaalis bi tamit dañuy daal di bàyyi foofu jàngi rek dem te loolu problème la. waaw d'accord Kebs. xoolal saa bu ñu waxee dara dagg ko bàyyi ko fa dem ci leneen. maa ngi la doon laaj ci wàllu yoonu Canada bi. xam nga loolu lan moo ko waral. parce que Modou yëpp benn yaram lañ quoi. te su ma leeroon ne thème bi nga jël ñaari thèmes yi nga jël. thème mu Maguette Fall beeg sama thème retour aux études yi man dama leen naan bàyyil sama thème ñu débat ci thème retour aux études kii Maguette Fall bi quoi. parce que lu am solo la. et puis lu metti la lu Modou yi di jànkoonteel te je vous dis quelque chose li wolof naan boo gisee tan buy lekk sa yàpp mborom dàq ko ndax ci yow la jëm parce que li ko dal mën na maa dal Modou laa immigré la te su boobaa duma tal ay jàng ak affaire yooyu noonu sama famille yooyu noonu dañuy kooku tu as vu kon thème boobu dafa am solo lool moo tax souvent ñuy dem thème bi di ñëw waaw parce que pour expliquer ko rek yow da nga war a dellu dimanche moom moo tax rek parce que thème bi la ñu préparé woon mais nga wax ma ne da nga war a dellu dimanche moo tax ma ne xaj nga ci ndax boo nekkee doomu Sénégal ñëw ba fii am loo xam ne da nga koy proposé aussi xaj nga ci yaatu na wante Xaadim lañ doon liggéeyal boobu ba léegi ngir mën a def li nga xam ne moom moo di émission bi yaakaar naa ne 5 minutes moom moo des ci émission bi bariwul message bi jàll na comme ni ñu koy waxee c'était la première mais du nekk une dernière fois naa leen diaspora moom yéen a ko moom saa bu ngeen xalaatee le besoin de venir participer à cette émission rek buntu groupe Futurs Médias ubbil nañ leen ko donc ma bàyyi la nga tàggatoo ak téléspectateurs yi di remercier sama auditeurs yëpp di la remercier yow bu baax a baax et puis li nga def rafet na lool ci Modou yi di remercier Khadim ci reportage bu rafet bi mu def tamit di utiliser ay moyens sentir le besoin ne war na def reportage doomu Espagne doomu sénégalais gaañu mu dem mooy lii mooy def na acte boo xam ne yëkkati ko tamit teg ko ci loxo télé bi Khadim li mu def man su ma ko defoon keneen def ko mooy association bi ñu ni booloo bi Modou yi bëgg jeex na du leneen loolu rek la et puis di la sant di la gërëm di ñaax Modou yi pour émission bi am na solo ñu koy seetaan et puis bon retour au Canada te xam naa ne rek du ñàkk boo dellu si waatee rek nga ñëwaat toog fii def émission dinañ ci kontaan lool di ñaan yàlla problème yi nga xam ne moom mooy retour dem jàngi muy étudiants yi moom ngay prôné ñu daal di koy def rek ndax jàng bi tam baax na torop merci beaucoup et bon retour ma bàyyi la Xaadim yow Xaadim na dafa mel ne yaram bi dafa dee tey ndax xaritam bi
waaw tey moom mooy loolu kontaanuma mais aussi comme que 5 minutes moom moo si des. du ñàkk ne di nga ma bàyyi ma remercier. bien sûr. waaw ki may remercier nag. mu ngi tudd Pape Samb ndax kooku moom moo waral lépp. sama mag la sama jawriñ la moom moo ma yóbbu Europe. Pape Samb mu ngi Allemagne maa ngi koy nuyu moom ak waa Allemagne yëpp. di nuyu aussi sama xarit yi nga xam ne ñu ngi Madrid ñëpp ñoom Abdou Samad. waaw di nuyu sama gars yëpp quoi. ak Yamar Mané artiste du ñàkk xam nga ko. mu nekk grand bu baax boo xam ne nii utiliser na moom tamit si reportage bi utiliser na ay moyens wam jógee Guadalajara je pense dëkk bu sori la yooyu ñëw ba Almeria indi moyen wam indi matériel am indi idéem jàpp ci reportage ba mu yemb lu dëgg waaw di remercier aussi sama waa kër samay goro Abdou Sall Ndeye Samb du ma jóg si di leen remercier noonu la sama soxna Safietou Sall sama copain bi ma àndal Adama Traoré sama waa kër Mouminatou Aïcha damay bañ ko ma mere Mohamed noonu la waaw di nuyu waaw maa ngi tàggu ñëpp ak Abdoulaye Da maa ngi tàggu ñëpp quoi. non Patrick il faut que ñu may ko parce que moom nee naa la groupe Futurs Médias la bokk. ba tax na ñu ni dañuy kontaan ci lii comme ni ko Mamadou waxee rek. bu fekkee doomu sénégalais fu mu nekk rek. boo gisee benn problème nga def lii mu def keneen ak keneen def leneen. loolu mooy indi dajaloo ku ci nekk à ta façon nga participer ci li nga xam ne. moom moo di tax ngay dénoncer yenn fee yi. ba nit yi duñ ko ñemeetee def. waaye nag diaspora looloo ko tax a jóg. fépp foo xam ne waaye nekk na fa rek bëgg a participer ci émission bi aussi xam naa du ñàkk ñu jox leen benn contact boo xam ne di ngeen mën a dugg ci émission bi. mbégte la woon di jàkkaarloog yéen altine bu nekk ni ñu leen koy defalee désormais c'est tous les lundis à 22h ngeen mën a seetaan seen émission diaspora. di remercier toute l'équipe nga xam ne ñoo jàpp ci émission bi Patrick nga xam ne nag mooy borom diaspora. di remercier nag Daouda ak ki nga xamante ne moom moo di Muntaga ñoom ñëpp ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax di remercier Nene Diallo Neyman Coiffure ak xale yi nga xam ne ñoom ñoo fa nekk ñëpp ak Boubacar ak ñoom Penda ak ñoom ñëpp di leen dig daje Patrick bàyyi ma di leen dig daje altine bii di ñëw incha allah ak ki nga xamante ne nag maa ngi koy beral loxo moom mu di bii bi ci wàllu maquillage bi ñu fanaan jàmm à lundi prochain incha allah pour beneen numéro diaspora